ci jamonoy sedd lañu nekk jigéen ñi dinañuy gën di faratal di taal cuuraay loolee ngir gën a nugal kër gi waaye itam bàyyi ci xet gu neex jëf jile naam lu baax dong lañu ci jublu wante bari na ay lorange yu cay jóge. damay faral nag di taal lu bari cuuraay sama kër. si cuuraay bi neex nañu koy taal mais tamit am na ay conséquences yoo xamante ni c'est néfaste pour santé wu xale bi wala nekkul sax pour santé xale bi kese mais pour d'autres personnes. man dama koy wax tout le temps muy xool heure yi mu koy taal parce que xale yu bari supporté wuñ cuuraay quoi même am na mag yu supporté wul sax cuuraay parce que cuuraay saxaar bi baaxul ci nit quoi. loolu moo tax dama koy wax muy xool yenn heure yi mu koy taal. voilà guddi bi quoi mu teel ko taal te moom tamit vraiment mi ngi appliqué loolu quoi. dama koy utiliser lu bari damay xam heure yi ma koy taal rek ci diggante 18h 19h yooyu nga xam ne heure boobu du nekk ci chambre bi. cuuraay ak saxaar bi muy génnee bokk na ci produit yi gën a mën a saxal ngelaw bi ñuy noyyi ci biir kër gi. professeur Idrissa Demba Ba xam-xamam màcc ci wàllum noyyi ak bépp jàngoroy dënn jëmale ci xale yi di antu ci yile gàllankoor. effectivement cuuraay dafa bokk ci li ñuy waxee pollution donc dafa bokk ci li nga xamante ni dafay indi pollution intérieure donc day yàq qualité wu air yi nga xamante ni dañ koy nooy donc ça veut dire que loolu baaxul ci nooyukaay yi baaxul ci xëtër bi. donc cuuraay dafa am ce qu'on appelle composé organique volatile dafa am ay formaldéhyde dafa am yeneen substance toxique ñi nga xamante sax plus 64 wala en tout cas composé yi bari nañu am na boroom xam-xam ñuy wax ne cuuraay. fumée wu encens mooy fumée wu cuuraay léeg-léeg sax mun nañ ko méngale ak fumée wu cigarette donc ce qui fait que ñun vraiment dañuy conseiller pour ñu éviter surtout tout tànk yi ñi nga xamante ni seen cër yi dëgërul ñu bañ leen nekk di leen di defal cuuraay surtout fu tëju parce que xale yi dañu nekk en croissance donc seen cër yi ñoragul te motagul en même temps aussi seen voie respiratoire yi dañoo xaw a tuuti si xale yi aussi am na aussi ñi nga xamante ni dañu am yeneen problème ñu demee ni ay asthme ñu am aussi ay maladies allergiques donc ce qui fait que cuuraay bi sujet yooyu day gën a yokk inflammation maanaam dafay tax ni voie respiratoire yi di réagir di am ay sécrétion te loolu bu yàggee mën na leen vraiment gàllankoor ci seen état de santé surtout respiratoire. docteur Ababacar Diegane Faye moom it di saytu bépp jàngoro bu jëm ci nopp bakkan wala put maanaam ORL di xamle ni. cuuraay comme fumée lañ koy considérer même su nekkee dafa parfumé am na ay effets yu mu mun a indi yu bëri ci xale yi bi gën a fréquent wala bi ñuy gën a ragal mooy développer ay allergies respiratoires. xale bu juddu ça dépend ci âge yi. su entré en contact ak benn produit bu munti doon boo xam ne bokkul ci moom yaram bi day réagir defar ay anticorps parce que affaire yooyu ay antigènes lay doon d'habitude day defar ay anticorps pour mun a réagir contre loolu noonu léegi nag su nekkee da nga ko def benn yoon mu produire ay anticorps anticorps yi dañuy nekk foofu ci yaram bi di circuler beneen yoon su entré en contact encore day produire anticorps yooyu léegi su produire anticorps yooyu pour ñu dem attaquer antigènes yi réaction boobu mun na indi benn production ay phénomènes cliniques mooy ay symptômes comme su nekkee xale yi au niveau de la sphère ORL day mun na soj bakkan yi di couler muy tichooli lu bëri su nekkee laalaan na bëti di jooy mooy conjonctivite et le danger plus tard loolu tudd rhinite allergique mun na évoluer vers l'asthme parce que rhinite allergique c'est vrai du lu grave trop mais danger bi ci am mooy mu dem vers l'asthme asthme mooy nag léegi poumons yi ñoom ñooy réagir mun na indi li ñuy wax ay végétation adénoïde mooy dafa am ay formation yu nekk ci fond bakkan bi yoo xam ne ñoom dañ fa nekk pour defar ay anticorps léegi antigènes su bëree ñoom dañuy defar anticorps si defar anticorps boobu nag mun nañ gonfler te comme que ci fond bakkan bi lañ nekk suñu gonfler noonu dañuy fatt bakkan bi xale bi suy nelaw day obligé di ŋaan di xarang soj daf koy yomb donc amygdale yi tamit nga xam ne yeneen formation yi lu nekk ci fond put bi léegi ñoom tamit dañuy defar anticorps mun nañ gonfler tamit suñu gonfler mun nañ wàññi filière bi fii ngelaw bi di jaar donc yooyu day participer à nelaw xale bi du doon de qualité donc mun na dem ba indi li ñuy wax ay apnée du sommeil xale buy nelaw
ngay dégg muy xarang-xarang jékki-jékki mu mel dafa arrêté mu jékki-jékki tëb mel ni dafa fàttoon yeewu parfois day yeewu du jooy xale bi di yeewu du jooy bon doo xam lu tax loolu moo tax day def apnée du sommeil respiration day arrêté quelques secondes rek après mu reprendre yooyu yëpp mun na nekk te day altérer qualité de vie wu xale bi mun na modifier kanam bi parce que ñu dul respirer bu baax ci bakkan dañu obligé di ŋaang boobu amun na am ay modification yu muy indi ci développement wu crâne xale bi moo tax ñi am ay végétation yu important nelawoon bu baax soo leen gisee rek dañuy wax mooy faciès adénoïdien ñun suñu leen gisee rek na nga xam ne xale bi du noyyi bakkanam day fat souvent dafa am ay végétation adénoïde te boobu foog ñu dindi ko pour mu mun a commencer waat respirer par bakkan bi mu am développement harmonieux wu bu kanam bi faciès boobu disparaître. saxaar si di bàyyeekoo ci cuuraay bi baaxul ci mag ñi rawatina ci tuut tànk yi di ko noyyi muy soxe seen wérgu yaram donte sax ñenn ci soxna yi ñu ngi moytu lu ni mel ngir sàmm seen wérgu yaram njaboot ku ci mel ni soxna Xadi Silla. comme ànd bi day saxaar boo si taalee cuuraay et que day sonal sa doom mun nga am beneen méthode boo utiliser comme par exemple papier aluminium yi mun nga ko teg mun nga utiliser papier aluminium teg ko ci taal bi def si sa cuuraay mun naa saxaar day saxaar mais du saxaar comme saxaar ànd boobu xal yoo utiliser mun nga aussi utiliser ànd électrique. ku ci nekk ak say fem bu dee ñii ñu ngi jëfandikoo ay jumtuwaay yu yees ña ca des ni ànd électrique mooy la ca gën wante docteur Faye ni ba tey d'accordul. mun na nekk nga xam ne lépp ñun suñu wax en tant que médecin lépp say études scientifiques lañ koy basé donc produit yooyu il me semble que dañ koy teg ci aluminium pour mu bañ a saxaar waaw papier aluminium donc le fait rien que de mettre de l'aluminium ci safara même soo ko gisul parce que par exemple fumée su amee benn lakk wala leneen fenn ñi ci gën a bëri ci kër par exemple mooy tragédie yi am ñu ñëw mu am lakk fenn ci kër bi ñu fekk ñu bëri ñu décédé te lakkuñu fumée bi leen rey mooy monoxyde de carbone boobu bët du ko gis du fumée bu ñuul boobu ñuy monoxyde de carbone bi nekk ci biir fumée bi nga xam ne bët du ko gis moom moo leen rey donc su nekkee def nañu affaire bi ci saxaar bi ci papier aluminium ba deful saxaar mais mu ngi xeeñ quand même ça veut dire que am na luy dégagé wu loo xam ne ñu ngi koy noyyi te bët gisu ko mais quand même mu ngi fa. Et on peut supposer que ci produit boobu am na monoxyde de carbone et monoxyde de carbone c'est très dangereux moo gën a dangereux ci fumée bi moom moo mun a indi ay intoxication rapidement mort subite ci feu yi moom mooy rey nit parce que fumée bi y a des centaines de produits yi nekk ci biir saxaar bi du benn du ñaar du ñett mun na ay téeméeri téeméer la donc am na yu ci bon benzène formaldéhyde monoxyde de carbone ak yu dul jeex donc yooyu yëpp mu ngi ci fumée bi donc je suppose que même su saxaarul am na lu muy dégager loo xam ne mun na indi ay gàllankoor ci noyyi xale bi. docteur Ba di ci yokk ni dina waral ay gàllankoor yu dul jeex ci wérgu yaramu tut tànk yi amaana sax mën na leen a jural ay jafe-jafe suñu màggee lu ci mel ni ay infection pulmonaire dem sax ba ci jàngoroy cancer. cuuraay bokk na ci première cause de crise d'asthme ci xale yi. En même temps aussi en dehors des crises d'asthme cuuraay mën na tax ni xale bi am lu ñu wooy bronchite te bronchite aussi xam nga ni feebar la li nga xamante ni mën na jàpp xale te aussi mën na jàpp mag bu yàggee aussi mën na ko indil ay soj donc soj yi tamit loolu xale bu sojee wala bu voie respiratoire mooy yóbbu ngelaw ci biir xëtër bi bu amee inflammation xale bi yomb mu am bronchiolite dina ko yomb mu def pneumonie mooy infection ci xëtër bi te infection boobu souvent infection bu mën na vraiment dem ba indi yeneen problème maintenant si loolu tamit mën nañ si dolli comme effet sur la santé mooy aussi cuuraay bi mën a dugg si bët xale yi mën na aussi entraîner des conséquences à long terme nu demee ni ay processus de cancérisation même si c'est pas encore trop prouvé donc problème cardiovasculaire donc cuuraay bi mën na am impact si loolu. taal cuuraay nag mënut a ñàkk surtout ci réew bu mel ni Sénégal nga xam ni aada la ci ñoom ba tax na docteur Faye di xamle ni mën nañu ko def bu ñu ko jaaralee ci yoon ba du lor kenn. kenn waxul cuuraay bul ko taal mais suñ koy taal bu kenn nekk ci pièce bi suñ koy taal nga tëj rab
ba mu la doy ba mu wóor ni que imprégné wu na fépp après nga ubbi aéré pendant 10 minutes minimum ba fumée bi génn ba lépp génn ba soo duggee doo gis dara mais xet bi mu ngi des parce que xet bi day des ci yére yi day des ci drap yi day des ci rideau yi ngeen nooyu loolu su nekkee xet bu neex moo leen tax a jóg mais li ñuy bañ mooy taal ko tëju ak moom ci biir surtout nag dégg naa am na ñuy faral ak moom surtout ak xale loolu moom nañ ko bàyyi ni mu gën a gaaw ku mu doon cuuraay ku mu doon ànd kese pour chaleur mu doon ànd bu am xaal kese tamit nañ koy moytu parce que ànd boobu day dégager monoxyde de carbone donc mu ngi ci xale bu ci mag waaw ci xale nag moom moo gën a fragile mag donc cuuraay taal leen cuuraay mais bu leen fa nekk après ngeen ubbi 10 minutes ba lépp naaw après ngeen dugg ci pièce bi. saxaar si di bàyyeekoo ci cuuraay bii soxna yi di faral di ko taal ci biir kër yi bari na ay jafe-jafe yu muy andi ci wér-gu-yaramu xale yi am ñu dem sax ba di ko méngale ak yàqu-yàqu yi cigarette di def ci yaramu nit loole nag am ay saytukat yu koy firndeel sax ci dëkku nasaraan si ba tax na ñii di waa kër docteur te féete ci wàllum fajum xale yi di gën a ñaax soxna yi ngir ñu bàyyi ci xel ngir sàmm kaaraange njaboot gi